بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلى بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل ولا واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما وخب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناس الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les amis du panel et de l'association de la 2FD. ci bésu tey bii nii dañu jóg déplacé wu ànd ak président Papa Djibril Diagne muy président association des amis sportifs du Sénégal et de la diaspora ànd ak Abibou Soumaré nii ma yor kàddu bi nii di wax nekk secrétaire général association bi mais ci ndigalu Abdoulaye Diaw bi nga xam ne moom mooy le président de la commission communication ne ma naa jël kàddu nekk porte-parole du jour wax ci pour association ñu ñëw seet si tey kan ñu ñëw seet si Mbaye Jacques Diop conseiller en communication du ministre des Sports du Sénégal monsieur Makhtar Ba. li tax président su jëlee kàddu bi dina ci dugg léegi waaye dañu ñëw en vérité pour sàkkal ci service boo xam ne daf ko rendre suñu association ci daje bu jëkk boo xam ne ci bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi koy doog a daje initié woon kii le deuxième vice-président chargé des projets et du développement sportif de l'association monsieur Cheikh Oumar Sy initié woon ko dans notre programme mu nekk daje bu am solo donc ñu defaloon ay diplôme ñëw tey jii seet si ko saamante ak moom sàggalante ak moom waxtaan ak moom ci suñu njiitu président Papa Djibril Diagne kon damay jël kàddu gi rek jox ko Papa Djibril Diagne suñu président mu tànn ci ñaari kàddu. Les amis sportifs du panel et de l'association 2A2ST nga xam ne man Papa Djibril Diagne maa ko jiite maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sargal di am mbégte nag mbégte bi ma am man personnellement mooy fi ñu ñëw dal si muy Mbaye Jacques Diop bi nga xam ne moom lañ ñëw seet si muy chargé de communication comme ni ko suma naataangoo Abibou Soumaré waxee léegi chargé de communication du ministre des sports monsieur Makhtar Ba on salue au passage parce que si këram lañ ñëw tey jii Makhtar Ba lañ nekk nii kon ñu ngi koy nuyu moom tam monsieur le ministre di kontaan si li ñuy ñëw di décerner diplôme d'honneur à Mbaye Jacques Diop li tax ñu si kontaan mooy Mbaye Jacques daf ñu defal un pas de géant ci suñu premier séminaire mu tëjee ko en main de maître gérer ko comme ni mu ko war a gérer parce que si suñu waxtaan sànq wax na ko bi mu paree dafa sonn ñu tëdd na lool parce que 4 heures d'horloge nga gérer panel bu mel nii vraiment c'est pas donné à n'importe il faut nga am bëgg-bëgg
il faut nga am cawarte il faut nga am pasteur pour mun ko def moo tax Mbaye Jacques ñu ngi lay remercier si sa taxawaay bi nga xam ne taxawuñu ko te ba pare am na leneen loo ñu wax ne bés bu ñu soxlaatee séminaire wala leneen di ñu taxawaat kon nag ñu ngi lay jaajëfee bu baax Mbaye kontaan si yow di am nag mbégte pour décerner le diplôme bi jërëjëf maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf balaa ñuy jàll ci ki nga xam ne moo waral bésu tey ñu jël kàddu bi jox ko le chargé de la communication de l'association mu wax ci ñaari kàddu. non moom mooy bëgguma si doon wax parce que yow soo waxee président wax moom bon je pense que lenn rek laay wax que lii ñu gis nii dañ ko war a sante yàlla te nag lii mooy àdduna parce que nit yàlla may ko xam-xam baax ku mu am une telle générosité ñëw jël xam-xam bi teg ko à notre disposition et gracieusement yéen tamit ngeen am cet acte de grandeur et de reconnaissance def benn acte bu symbolique wan ko ni kontaan na si yëpp loolu mooy donc ñu ñaan yàlla gën a dëgëral kóllëre ba ensemble ñu mën a def loo xam ni ak ñun dina ko waxtaanee te dina ko seetal maa ngi leen di gërëm bu baax jërëjëf Abdoulaye Diaw kon monsieur le chef de cabinet ñu jox la kàddu nga sànni ci ñaari baat ñu doog a jublu nag ci ki nga xam ne moo war a jëm. benn kii bu ko ubbi. waaw vraiment lii daf ñu bett mënoon nga ñu ko yëkkati bu ñu ko yëgoon préparé ko xëy na sax ministre dina ci teew parce que kenn la ci ministère des sports man Mbaye Jacques man même avant ministère des sports fii sport lañ ko xamee woon Mbaye Jacques bu fekkoon ne am na diplôme sport foog naa ne diplôme yëpp dina ko parce que Mbaye Jacques loo ko wax ci sport moom c'est un expert du sport sénégalais waxuma football waxuma judo waxuma lépp Mbaye Jacques foo ko laaj ci sport am na ko donc prix bi di ci kanam raw di bëgg bu soobee yàlla am naa ne comme yàlla may ñu fan bu ko ak wér président de la république sax war na ko def parce que sport lay dund foo ko fekk ci sport nag le ministre Mbaye Jacques chaque jour la lay féetale ko il est loyal il est fidèle kenn du laal Matar te il a des arguments aussi pour défendre le ministre vraiment il le mérite donc suma xarit la suma doomi ndey la donc vraiment maa ngi ko ciy ñaanal diplôme bi yal na ci ay diplôme mais malheureusement cabinet bi yëpp dañu waroon teew bu ñu ko teelee cabinet yëpp mënoon nañu teew même bu ministre bi sax cabinet bi yëpp parce que Mbaye Jacques ne gis na daal loolu daal ci kàddu yi néew yooyu laa xam ne jërëjëf budul benn bu ñaar bu ñett bu ñett boobu nekk bu doon ministre boobu il était le secrétaire général de l'OCAR de Fatick ci laa doon daje ak moom kër Amadou Kane saa yu ñëwee Dakar bi dal kër Amadou Kane ñuy yendandoo parce que j'étais délégué ñuy yendandoo kër Amadou Kane ba noppi ñu organiser jumelage entre moom zone am bu Fatick ak la zone 4A bu Dakar ñu def fa jumelage ñetti fan ñu dem Fatick mu berneel defal ñu lépp mu nekk koo xam ne nit ku kese la ndax man mun naa wax ci moom ndax xam naa ndax dama ko pratique tey bu ñu dajewoon léegi xam naa ne bu ñu ñëw sama tur lay jaay ndax am na fu ñu jaar man moom Ababacar li amul la kon dañ koy ñaanal yàlla gën ko oyofal yenam yàlla may ko ndam ci li nga xam ne moom la yëngu parce que ndam bi du moom mais jeunesse Sénégal sénégalais la parce que suñ la doxee sas na la liggéeyal Sénégal soo liggéeyal la Sénégal ndam bi du yow te xam naa ne moom deful ndam bi boppam ndax doxewul noonu waxewul noonu mais day liggéey pour askan kon alhamdulilah rabbil alamin ci ministre ki nga xam ne nag moom la ñuy ñëw tey di ko seet si ma koy jox kàddu muy Mbaye Jacques Diop di conseiller en communication du ministre li tax ñu tànn ko defal ko lii muy diplôme d'honneur ñu ñëw di ko indi wax naa ko sànq ci njëlbeen sunu première manifestation bu ñu def ñun association bi première bi nga xam ne moom lañ def moom mooy daanaka
séminaire bi ñuy def nii mais séminaire bi ñuy def nii yow Mbaye Jacques ginnaaw bi nga solee mbubu conférencier parce que dañ la joxoon benn thème bu ñuy wax la charte du sport et réforme en cours nga waroon ko traité ko mais dañu nekk modérateur bu suñu journée def modération boo xam ne dafa jéggi day léegi sunu parce que ñun on a un expert en communication on a même des experts parce que ginnaaw moom Ablaye Diaw il y a Thierno Ibrahima Taw sunu rek boo xam ne moom tam il est dans ça mais nga ñëw taxawul bi dafa lu bëri boo xam ne président wax nga ko léegi plus de 4 heures de temps doog mënoon na la ci bañ a fekk mais nag da nga wone le prolongement du ministre wane na lépp luy sport suy yëngu Sénégal buñ leen ko yëgalee boo leen ñëwee même bu ko ministre nekkul yéen di ngeen ko taxawal ni ngeen ko war a taxawal ñu ba noppi nga nekk xale boo xam ne tam xale bu xarañ xale bu yàlla may xam-xam xale boo xam ne macha allah loo wax kenn du ko teg ñun nag loolu la ñu soxla moom mooy nag la quintessence bi nga xam ne moo nekk ci doomu aadama mu koy génne di ñu ko jébbal ñu koy jël di ko jébbal askan bi ñu koy jëriñu yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla bàyyi ak sa xel yàlla na yàlla defal cet yàlla defal la seytaane musiba ak bala gàtt fan ak dee ñaaw monsieur le conseiller vous avez la parole. bismillahi rahmaani rahim gannaaw sant yàlla bañee bi ñu bëggee yàlla barkeel ko yàlla gën a yokk mën-mën bi gën a yokk xam-xam yi gën a yokk askan wi parce que tey mënu ma sax wax parce que bu ngeen waxee rek parce que waruñu wax parce que suñu récipiendaire la récipiendaire am droit au chapitre parce que ñun loolu la ñu jàngale dans l'administration mais damay dellu léegi di leen gërëm di leen sant parce que li ngeen ma defal dafa rëy parce que bàyyi ngeen fi ku nekk moom la kat dañu bëgg ma nekk panéliste nekk modérateur man nangu ko parce que tax man nangu ko mooy que ni teggi ngeen fi ñu nekk man ëpp ma fi xam-xam te xëy na peut-être maa ci gën a néewle xam-xam ñu doon def conférence yi parce que ku nekk ci yéen waroon na mën a def modérateur parce que tey sport yéen ñëpp ay sport yi ngeen grand Soumaré ñoo koy xam moom mi ngi joué ko jaraaf yàgg na Ablaye ñëw footballandoo Ablaye bu dul woon ay étudiants il serait un professionnel parce que c'était un excellent footballeur daa moom je peux en témoigner football na Gia football na Gorée waaw un excellent footballeur mais ñun dañuy demoon privilégier des études parce que football loisir la woon pour ñu imam démb ñoo julli ndoo te xamante wuñ ci jàkk bi démb ma nekk ca maa ngi ci gannaaw dem ci jàkk yi fii xam nga donc da lay woon ni dénominateur commun bi ñu liggéey yëpp mooy le sport te sport dafay man ñëpp ñi ma xam ñëpp suma sport laay xam kii nag moom le chef de cabinet fii la ñu xamante mais man su ma demee mission fële Fatick këram laay dal du ma daal kër ministre wallaahi lu ma sax dem kër ministre bu ma ñëwee nuyoo jabaru ministre dem naa kër moom dina voyager man dinaa voyager sax dem këram fanaan fa nekk fa donc maag moom dootuñu ay collègues de service mais ay frères lañu parce que li ñu seex maag moom amul kenn seexuma ko ak sax ministre seexuma ko ak kenn ci cabinet bi ba tax na lépp lu may def moom daf ciy taxaw lépp lu muy def dama ciy taxaw parce que dañuy mel ni maag moom comme ñu bokk ndey ak baay parce que on se connaît nos familles se connaissent te lan moom dajale fii gannaaw yàlla ak ministre lii nag du sama xam-xam du sama mën-mën du sama ngóora dama koy delloo sant borom parce que lépp luñ la may yàlla lépp luñ la may loolee ko santee ko ba pare jaamoo ci yàlla parce que man sama papa dafa ma doon wax sooy ànd ak ay xool ne yaa ci ëpp défaut ñoom ñoo la accepté mais yow accepté woo leen man moo tax toujours cheminement boobu laay demee quand j'avais la maîtrise je partais en Allemagne mu ne ma soo demee tu organises ton incompétence mais qu'est-ce qu'il dit moi un maîtrisard qui lui dit d'organiser son incompétence toogaat balaa veille de départ mu ne ma il faut organiser ton incompétence ma ne ko mais pas vraiment j'ai pas saisi le sens de ce mot-là mu ne ma quand je te dis d'organiser ton incompétence tu vas pour la première fois dans un pays européen comme là xamuloo fa dara da ngay organiser sa incompétence pour di laajte pour xam ëllëg mu ne ma c'est ça quand tu vas quelque part toujours même boo xamee nangul incompétence bi pour xam et quand je suis parti en Allemagne ma dem Mayence à l'université ma ñëw réer
ma laajte ma ne ah lii dama sama papa doon wax parce que dama réer ci campus bi xam nga ban département laa war a def ma romb benn waaye laaj ko mu guidé ma ne ma après ma comprendre le sens du mot yi ma doon wax donc ba tax na ñun tey on est toujours des apprenants dañuy jàng parce que man li ma def ci yéen keroog dama ci jàng parce que daf may permettre man ma gën a renforcer samay capacité daf may permettre ma gën a yokk sama xam-xam ci li may liggéey parce que loolu man normalement man maa leen war a fay mais yéen waru leen ma sax delloo ngërëm mais man maa leen war a delloo ngërëm delloo leen jukkal parce que man chaque jour maa ngi def recherche maa ngi gëstu di ngërëm aussi sama kilifa le ministre Matar Ba parce que aussi boo amee kilifa mu nangul la lépp da koy gërëm di ko sant parce que ñun dañu yore ci devoir de loyauté et de fidélité parce que ay fonctionnaire la donc bu ñu amee tey ndam dañ ko koy delloo rek jukkal delloo rek ko jukkal mooy parce que peut-être que teg nañu foo xam ne wala jox nañu loo xam ne wala peut-être que jox nañu confiance boo xam ne peut-être que ñun daf ñuy permettre de gën a am fit pour di liggéey parce que nit boo àndeek moom bu yaatal la wala bu jox la confiance ngay gën a am cawarte pour liggéey te ñun je pense que ministre xooluñu comme ay collaborateurs mais dañu xool comme ay frères man pas plus tard que mardi dama dugg bureau muy waxtaan man non il faut pas que ngeen xoolee ma comme votre patron mardi fekk ñu doon discuter ba mu ne ma non on discute entre frères fii nous sommes une famille donc ku la débat fii la ñëw toog wala mu ñëw toog ñu doon baro ñuy attaqué foofu toog ak donc loolu da lay wan ne ñun aussi dañu war a oyofal suñu bopp képp ku man de man suma statut de fonctionnaire képp ku ma woo n'importe quelle heure damay dem parce que xamul tax ma war a dem parce que xam naa ne ki sa xaalis lañ may fayee man c'est ça man moo nii de man mon père c'est administrateur c'est tax ma chaque fois loolu à chaque fois le fonctionnaire quand vous êtes sollicité il faut répondre à la sollicitation parce que ñoo lay fay donc ba tax na man li ma def nii dama leen di delloo ngërëm bi di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan yàlla aussi yokk au moins mën-mën yi ak xam-xam yi ak am-am yi parce que bu ñu yàlla mayee ñun ñëpp wér gu yaram wér ak wér la dinañ tal nekk ci jàmm parce que li ngeen def nii jaamu yàlla la parce que yéen a ngi liggéeyal ministère des sports sans pour autant le savoir parce que aujourd'hui li ngeen di def da ngeen di yaatal sport bi di ci ubbi xam-xam di ci liggéey loo xam ne peut-être que man Mbaye Jacques maa ngi ciy liggéey maa ngi ciy sàkku xam-xam keneen ñu ngi ciy sàkku xam-xam loolu yëpp kan moo ko def parce que loolu loolu état la ko mais donc boo leen ko defee donc c'est en quelque sorte une initiative privée mais d'utilité publique parce que am na njëriñ parce que man le document là par exemple keroog Alain indi na document Ndiouk indi na document yi fan yëpp maa ngi ciy travaillé pour xool exactement lan laa ci war a mën a gëstu pour yokk améliorer ko donc ñun je pense que ay ndaw rek la yàlla moo ñu wàccee fii yàlla bu ñu wàccee nag ci adduna bi dañ ko war a jaamoo ko mooy d'abord ñëpp dañuy jaamu yàlla ci li mu santaane ci diine mais jaamu ko aussi ci liggéey bu mu ñu dénk parce que dénk nañu liggéey boo xam ne peut-être ñun defal nañu ko loo xam ne war nañu ko dénk defal nañu ko loo xam ne ñun war nañu jox xam-xam boobu defal nañu ko loo xam ne yéen tey par exemple yéen ay kilifa ngeen parce que Ablaye mii chef d'entreprise la kilifa bu mag la imam jàkk ji la CC kii xam nga kilifa la donc ay kilifa ñëw seet si ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañu parce que ñun ñu ay kilifa ay ndaw lañu dañuy nangu ne ay ndaw lañu chaque fois fépp fu ñu dem bu ñu jiital suñu kilifteef ñu jiital suñu ndaw jiital suñu taalibe jiital suñu imam parce que loolu la ñu yare waaw donc bu ñu jiitalee suñu ndaw suñu taalibe ak suñu imam fépp fu ñu dem dañuy jàng ci moom waaw te fépp fu ñu dem aussi dañuy jox cër nit ñi parce que du ñu ñàkkal fayda nit du ñu xeeb nit et du ñu aussi toroxal nit waaw nit war nañu xam sax lu bon ci moom ñu sàmm ko sutura parce que loolu lañu yore ñun c'est ça notre philosophie du ñu wax aussi lu ñaaw te fu ñaaw fu waree dog gis nga chef de cabinet bi chaque jour mu ngi ci ministère bi di ñaw chaque jour xoolal du rez-de-chaussée au 6e amul benn bureau bu ñu dul dugg ba tax na aussi man kay mbégte laa am parce que mbégte bi dinañ la jox licence dinañ la jox diplôme décoré nañu fi 2 fois président décoré ko 2 fois le président la fi chevalier ak commandeur jaaree ko ci loxo sur proposition du ministre Matar Ba ñaari yoon 6 ans yi fi def donc man am naa loo xam ne sama ay morom amuñu ko am naa fi ay diplôme am naa licence am naa maîtrise am naa DCS le niveau du DA en communication am naa aussi master de droit économie du sport mais li ngeen ma jox tey nii moo gën a rëy loolu parce que
dafa mel ni kuy ñëw di ma jox diplôme ci ay mbooloo parce que yenn diplôme yooyu bu ñu la ko joxee da ngay dem rek après ñu signé nga dem xam nga au niveau du bureau des examens nga récupéré ko mais bii yéen da ngeen déplacé wu ba ñëw fii loolu moo tax mu rëy ci man te nit ki doo ko xeebal dara man du ma xeebal kenn dara donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ak yëpp comme ni ñu koy waxee sama diggante nag ak CC yàlla gën ko oyofal te ba pare nag li ngeen ma jox nii moom laa ko sargalee moom laa ko déggee parce que man du sama frère du sama xarit mais sama frère la ndax nag li ñu ma jox moom laa ko déggee maa ngi leen di gërëm di leen sant wax ji aussi bu dëngee ngeen xam ne ci man la aussi bu jubee aussi ngeen xam ni mbooloo mi peut-être que ñoom maa ngi gërëm di leen sant Ablaye nag dama koy dolle sant yàlla parce que Ablaye dafa jël suñu sœur am na fanweeri at te suñu sœur bi musul fay xam nga jël jabar musul fay gis nga man suma jabar loolu laa ko nawee am naa jabar boo xam ne ñu ngi sëy maam moom mais musul ne day génn kër gi wala fay mu neex mu naqar jabar ba naan toog ba ay 4 heures du matin ma ñëw mais xoolal su ma ñëwee du wax mu defar ma leen Ablaye nag jabaram ñun xam nañu nu mu ko téye parce que xam nañu fu mu ko jëlee téye ko donc nit ki aussi da nga koy ñaanal yàlla parce que am na loo xam ne soo ko gisee woon boo ko seedee ci ay boor waaw suñu sëy la takk ñuy takk seen sœur ñun ñu ngi jàng ay élèves lañu étudiants lañu mais presque plus de 30 ans suñu sœur musul fay musul am lu ko naqari te Ablaye changé na ko statut social boo xam dañ koy ñaanal yàlla Ablaye yàlla may ko gudd fan yàlla aussi ñaanal yàlla moom am na doom yoo xam ne professionnel la moom tey waroon na nekk professionnel muy Pape Djibril yàlla ñaanal ko yàlla mu nekk professionnel boo xam ne ñu koy gën a tudd fa ak njabootam yëpp yàlla sàmm leen teg ci loxo ndey joor seen kaw maa ngi leen di leen sax xam nga ci lu ñuy rek xam nga lu ñuy rek alhamdulilah rabbil alamin yàlla moo mën. Ablaye barki démb dañ ko seeti man ak Habib Soumaré ñu seeti ko këram mu dalal ñu këram kii def fa benn mini reportage moom mii si boppam mu témoigné li nga wax nii si soxnaam. moo tax bi ngay wax man dama am ay frisson xaw kii li muy rey mais maa ngi am ay frisson parce que dafa mel ni yow li ñu gis nga ñuy nettaliwaat waaw. mu ñëw moom xamul nu may wooy dafay ne man maay papaam maay doomam parce que son fils s'appelle Pape Djibril ñu nekk si mu soxna si ñëw toog mu nekk soxna su baax macha allah waaw soxna soo xam ne daaw jëkkëram gërëm na ko ah borom këram gërëm na ko te tamit jaar-jaaram expliqué nañu ko kon mooy li ngay wax nii rek dolliwaat sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin kon yàlla moo xam boole gis nga suñu borom Dieu est juste moom sama benn xarit loolu la tàmm di wax Dieu est juste lépp lu nar a defal mu rafet rek dafa am ñu muy boole dafa am ñu muy boole ñuy nekk Ablaye Mbaye Jacques si visioconférence bi laa ko gis jox nañ ma numéro téléphone avant ma koy gis ñu gis visioconférence bi Mbaye Jacques ñu ne mi ngi ministère des sports moi je suis là à côté maa ngi état civil Mbaye Jacques daje nañ si jàkk ji sama xam ne Mbaye Jacques la Mbaye Jacques gis na ma man gis naa Mbaye Jacques sama xam ne ki mooy Mbaye Jacques mu jigi dem bi may romb ñuy nodd ma ne ko Mbaye fan nga nekk mu ne ma ne ko maa ngi romb man yaa ngi dégg nodd mu ne ma wàcc naa de ma ne ko mais Mbaye man nu mu tëddee mu ne ma ne ko mais Mbaye man si jàkk maa ngi si jàkk mu ne pourtant fi laa julee tisbaar ma ne ko mais Mbaye fi laa julee tisbaar tey wàcc ma sonde bu puus fi laa julee tisbaar ma ne ko pourtant maa ngi toog si ginnaaw ma ne maa ngi sol benn caporal boobu la mu ne mais gis naa la kon xam nga noonu la mun ak vaccin waaw ak vaccin mu ne mu xamul lu nekk loo xam ne dafa sedd xol xam nga sportif ni ko Amadou Diakhou Gueye doon waxee toujours sportif xolam moo rëy sportif dafa ànd ak yërmande sportif dafa ànd ak laabiir kon nag li ñuy jéem a def nii di ko mëbët di ko waajal dañuy ñaan yàlla rek yàlla na si yàlla teg loxoom ba fa nga fañ bëgg jëm yàlla yeggal ñu parce que li ñu bëgg def mooy retrouver comment dirais-je nos lustres d'antan nga xam ne ñi nga xam ne ndeysaan da nga leen di xool di leen yërëm dootuñu leen yërëm waaw nga xam ne ñoom dinañ gis seen bopp si li ñuy war a defar incha allah si kontaan trop bon dama bëggoon donc si tuuti voilà mais loolu mënuñu ña ma jox la batterie bi d'échange votre mënuñu ñàkk. bon c'est juste pour remercier mon frère Mbaye Jacques pour véritablement témoignage bi mu def nii
on va droit au cœur. Mais damay encore di vraiment reconnaître sa loyauté boo xam ne c'est connu de tous hein. vis-à-vis au ministre hein ñëpp gis nañu tout le temps comme ni collègue bi waxee. collègue bi xaritam bi waxee kooku moom ça tout le monde le sait hein. beneen bi mooy Mbaye Jacques il a toujours forcé le respect aussi. loolu mbiru yàlla la. ñoo xam ni yàlla loolu la leen bindee. moo tax muy viré moo tax gis nga dërëm ak dërëm ñoo mën a am. parce que le ministre là ku ma xam dëgg sama entourage. depuis bi mu commencé. j'ai toujours dit à mon entourage. c'est l'une des valeurs sûres de la politique sénégalaise. et ça je l'ai toujours dit tey jii kii bis bu nekk macha allah je dis macha allah bis bu nekkee président de la république du ma bett man xamuma ko de xamuma c'est vrai que mës nañu toog moom sax dina ko fàtte yaa jaam laa àndaloon mbokk bu ngeewoon ko këram fa def c'est vrai qu'il nous avait reçus avec beaucoup d'humilité ça mais quand je le vois parler je vois en lui un chef déjà né parce que nekk chef da nga koy judduwaal son humilité mais c'est quelqu'un da nga koy percevoir non il se laisse jamais marcher sur les pieds ak ku mu mën a doon te loolu lu important lu am importance la c'est quelqu'un quand il te parle il te regarde les yeux dans les yeux waaw c'est quelqu'un bu Sénégal dafa bokk si ñi nga xam Sénégal dafa leen waroon protéger. wallaahi laa la dañ leen war a protéger parce que gis nga le charisme divin. macha allah je dis macha allah yàlla may na ko nag. na ko yàlla defal jot. am na yeneen ñett defe naa yeneen ñett yu ma daan faral di wax moom da si bokk quoi ñooñu bon ci terrain la moom comme moom kii mais ñooñu ñëpp nag yàlla na leen yàlla sàmm. waaw donc loolu laa amoon lu may kii di féetale sama kóllëre ak ñëpp quoi. Mbaye Jacques son collègue là maa ngi koy soog a gis moom it. waaw moom it ku baax la quoi parce que ni mu expliqué bon ku baax rek moom parce que dërëm ak dërëm ñooy mën a am yal na yàlla def. gis nga jërëjëf. pour loolu jarul sax off la quoi gis nga kii. waaw changer kii. Fatick la man jóge naa dëju Pa ba fa Ndiaye. jóge naa dëju Pa ba fa Ndiaye may ñëw mu dem bay dugg si oto bi. loolu dafa ma marqué waaw ma dem muy dugg si oto bi à peine une vingtaine de mètres ma dem muy dugg si oto bi mu taxaw na ma jàpp muy ñëw ma ñëw mu taxaw ma bàyyi li may def yëpp ma song ma jox ko loxo nuyu ko monsieur le ministre ma ne ko baax ma gërëm ko sant ko wax jëfam parce que ñu ay sportif lañ ñun doxuñu quoi xam nga bi ñay xale dox li muy def kuy def lu baax xam nañ kuy def lu bon xam nañ te tam duñ cay nit loolu suñu domaine ma nuyu ko ma ne ko man j'habite à la zone ma ne ko sa liggéey rafet na trop ma dem sama yoon fekk na Seydina Diagne c'est un ami Seydina fekk Seydina ngi taxaw amoon nañ daal xam naa li ñu doon def benn dimanche samedi la ni mu ñëw ne ko jërëjëf monsieur le ministre kontaan nañ sa liggéey vraiment alhamdulilah mu nekk loolu geste boobu mu def nag man moom frappé nit ki di ñëw nga séen ko rek taxaw dugatoo sa oto dama jàpp dama xool moo tax man ma dévier sama yoon ñëw song si ko jox ko loxo nit muy daal nit koo xam ne daal. trop ñu ngi lay yóbbante suñu nuyoo si moom vraiment mais vraiment kontaan nañ si liggéeyam tamit incha allah. donc mbokk yi les amis du panel et de l'association des amis sportifs du Sénégal et de la diaspora 2A2S. Humilité, modestie, générosité de cœur, disponibilité, engagement, fidélité, loyauté. Ce sont les mots qui sont ressortis aujourd'hui de cette assistance. Et ces valeurs, qui l'incarne? Le ministre Matar Ba, son chef de cabinet. Notre ami et frère, membre du panel et de l'association 2A2S, D. Mbaye Jacques. Vous l'avez entendu, vous l'avez suivi. Vous avez eu à magnifier sa disponibilité le jour de notre séminaire. Voilà donc, les amis du panel,
les amis de l'association 2A 2SD naka lañ taxawee naka la ñuy doxee naka la ñuy gisee la vérité dans la vérité par la vérité pour la vérité kese kot donc kon sama gars yi xool leen fii ñu dem te ñëw président. président bi nga